asalaamaaleykum téléspectateur Sangomar TV asalaamaaleykum axlu lamb ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di gërëm askan bi yëpp waa tey nag ñu ngi fii si Djilor macha allah taxaw ak benn champion boo xam ne vraiment def na lu bëri ci làmb ñu fas yéene koo jël si waxtaan ak moom mu fas yéene xamal ay supporters am ñi nga xam ne ñu ngi ko daan bëggee te géej koo gis nee naa ak Sangomar TV desaan dañuy ñëw di génnee champion yi nga xam ne jaar nañ ci làmb def lu bëri ci làmb ak ñi nga xam ne actuellement ñoo ngi ci ndaanaan bi nag ndeysaan li mu def yaakaar naa olof Ndiaye na nettali ci làmb ñu borom la rek dina neexee ah ñu ngi nii fas yéene waa jàkkaarloog moom ñu laaj ko turam mu nuyoo ak askan bi mbër waaw olof a def ka wala séeréer ah bu mu gona rek lay den lay rek aja indamaare xam ne olof aja voilà ñu bàyyi la nga nuyoo ak askan bi salaamaaleykum mbokk yi ma leen di gërëm di leen sant di leen bëggee parce que nii tey jii gars yi dama bëgg ci yéen wax dëgg yàlla parce que lamb moom buñ ko tuddee rek dafa ko sama deret waaw parce que def naa ci lu bari loo xamante ne ba tey si ba tey dañu laajte ba tey jii waaw. tey ñu ñëw fii si Djilor fekk la fi ngay champion boo xam ne doomu Djilor nga doomu réew mi nga ñu fas yéene am ak yow waxtaan. waaw balaa ñoo commencé da ngay présenté wu. wax ñu yow yaay kan noo tudd ak fan mooy sa cosaan. waaw léegi man Mamadou Diouf laa tudd mais surnom bi Takassi la. Takassi waaw population bi Takassi lañ xam. ci lamb ji moom lañ. waaw ci lamb ji waaw dëkk Djilor Djidja. waaw Djilor Djidja. mën nañu xam Takassi ñan la bokkaloon génération. waaw sama génération nag dañoo bari parce que ñoom Alou Konté ñoom Balkam Mag waaw ñoom Pape Sada ñoom Hadafi bu Nodio ñoom Fatama génération bu amoon doole la daal en tout cas waaw génération bu saf saf waaw bu saf saf boo xam ne moom boo taxawlee moom doo bokk waa Takassi bu ma juum génération bi ngay lim ni moom génération boobu jamono yooyu làmbam bu mosaana ñëw ci làmb fekk fa génération boo nekk diw mooy jël làmb ji da nga koo faral génération bu sax sàpp la woon. waaw lu ngeen daan dundee làmb jamono yooyu. seen préparation waaw préparation bi parce que làmb bi bu ne lundi semaine bi ñëw samedi ak dimanche am na làmb man lu may xalaat yëpp mooy lundi lu may nettali loolu lay xalaat. loolu dama amoon entourage boo xam ne dañoo bari doole làmb bu ma dem. du topp ma dëkk bi yëpp kenn du des donc foofu jom moo des fayit man sama bëre amul caaxaan amul foofu waaw dana saf-saf waaw foofu moom amoon naa ci doole daal en tout cas waaw tey balaa ñu see xuus ñu ñëw rek ci fi la li la dugal ci làmb waaw làmb dafa nekk loo xam ne parce que man dama njëkkoon a fubal man fubal laa doon def waaw kenn taxuma woon fubal léegi bu ma demee ba ci biir ma ne non fubal bi bugguma ko parce que boobu noonu toog naa ci làmb di seetaan bu ñu daanee nit may jooy man comme boy bëre ni ba daanu damay jooy dama lay bëgg a remplacer comprendre nga mais nag bu nekkee sama deretu làmb la deretu bëre parce que côté papa ay mbor lañu côté yaay ay mbor lañu waaw boo bëree wàcc waaw donc su ma bëreewulee tooñ bëri Takassi jaar na ci poussière waaw bu baax poussière nga commencé ñëw raw gaddu waaw bu baax waa léger waaw waaw poussière dara koy bëri woon nañ di ngay poussière ak di ngay raw gaddu waaw bëri woon nañ de waaw foofu nag mbëri dañuy bëri parce que may fàttaliku nii benn lamb boo xam ne ay lamb yoo xam ne ay 100 et quelque la ñu doon 140 wala 150 yooyu parce que poussière day bëri ay mbër mais man bu may daanu man wala may jël lamb bi final lay doon man foofu laay ñàkkee parce que foofu la yàlla moom comprendre nga final moom boo fa yeggee sens lay doon waaw foofu yàlla mooy dogal kuy jël lamb bi ak kuy daanu. léegi yow ci ban drapeau nga yéegee ne man mii dama war a doon bër bi ngay poussière wala bi ngay rawgatu wala bi nga demee. non bi may poussière sax. bi may poussière waaw sentir naa ko parce que boo leen nekkee 100 et quelque nga dem ba jël ko donc métti na. foofu jàpp nga leen waaw bu baax. léegi mun nga moo wax bi nga demee ba poids léger ñaata at nga dugg poids léger ak lan moo la poussé nga yéeg ne man mii mbëru poids léger laa. poussière benn at ñaari at laa ko def. carrière poussière waaw poids léger benn at laa ko def yéeg dem tànk tout droit waaw.
ñu gis seen jamono mbër yi da nga daan li leen doon yéegal poids léger mooy da ngay bëre ñàkk commencé ñam poids lourd def ko ñaari at wala benn at ñaareelu at ba nga yéeg poids lourd alors que léegi jamono day gis mbër yoo xam ne ñu ngi fi da ngay gis mbër yoo xam mun nga leen limal 4 ans ñu ngi poids léger. lu waral loolu waaw waaw léegi xam nga mbër du ànd ak ay moromam. waaw loolu dama koy yàgg a dégg mbër dëggantaan xam nga mbër ak bërekat bokkul mbër boo ko xoolee ni di nga xam ne kii mbër la ku xam nit laa wax de waaw mais da ngay nekk ci benn drapeau di ko bëree ba am ay ñaari at doo bougé donc amoo droit yéeg parce que ñi ngay fekke si ñoo la ëpp doole wala ñoo la mun comprends nga il faut nga jël kii bi drapeau bi jël ko boo xam ne fii nii fi ma taxaw nii war naa mën a yéeg. waaw kenn mënatuma daan nga yéeg. boo daanoo rek erreur la. voilà boo daanoo erreur la parce que mënoo arrière mënoo daan donc il faut nga taxaw foofu noonu ba yéeg sa bopp. tey ci seen génération am na ñoo xam ne dañ daan mbëru poids léger la ñuy doon. waaw nga ñàkk poids léger bindu poids lourd jël ko. est-ce que loolu mos na laa arrivé ci benn jour nga ñëw bindu poids léger daanu bindu poids lourd. non mosuma daan parce que man bu ma ngemboo ci tànk dama koy jël man loolu laa gëm mais daanu nii dem yeggi poids lourd mosuma ko def. parce que ban année la poids lourd ban année nga yegg poids lourd. ban année 2000 lan et 2015 yooyu la yaakaar naa. 2015 waaw su ma juumulee. waaw parce que yàgg na xaw naa yàgg tuuti quoi. sa première drapeau poids lourd. Yaayeen. waaw yaakaar naa mag Zal Ndiaye bu Joal. Zal Ndiaye bu Joal. waaw sama grand ndeysaan dama koy nuyu au passage di bëggewaale sama grand ndeysaan waa Joal yëpp rakk ji Habib sama grand Habib maa ngi koy siyaare di nuyuwaale sama grand au passage grand Zal Ndiaye grand bu baax. champion tudd nga mbër daan nga mbër. ndaanaan xam naa final bi seetaan ma ko waaye métti woon na de. trop métti woon na trop parce que man damaa amoon àndandoo man sama bëre daan woon lamatu nii dama woon am ay àndandoo yoo xam ne dañ may jox lu leer lamb bi fii ngay duggee boo duggee fii ngay toog wala borom tiset bu weex wala tiset bu ñuul wala tiset bu marron sampal foofu sa bëjën. loolu lan moo la wax. waaw loolu affaire ci la rek. xam nga rek ñamal ñu si rek. non ñu si maanaam àndandoo bi. sëriñ la woon wala kilifa parents yi la woon. non àndandoo. su ma la nee jinne quoi waaw su ma la nee àndandoo rek. daa jeexal. dana woon lamb ni sama kii. lamb sama day leer nga doog a def. day leer daf may naan boo duggee fii ngay toog borom tiset bu weex la wala borom tiset bu ñuul lay doon sampal foofu boo jàppee tànk bii ma jàpp bii. mu jeex waaw mais boo leen nekkee ci géew bi mun ngeen a taxaw nii wala ngeen toog nii mais doo sentir ne kii du nit comprendre nga fekk du nit mais man dina xam ne kii nii du nit voilà bokk ci nit ñi quoi waaw loolu daañ na ma arrivé. mais daanoo ko woon ragal yow. non parce que xam naa ko daa dëkk ci man dëkk man donc du ñu ko ragal waaw. léegi bu ñu jógee si poids lourd. waaw Dakar faral nga di fa doon bëri. Dakar waaw Dakar duggoon naa foofu man année la en 80 non en 2002 comme yooyu. Grand Yoff Senghor waaw duggoon naa foofu bëre bu métti parce que boobu noonu sama sac bi sama ngemb mu ngi Djilor boobu yóbbu ma ko boo damaa dem pour entraîner saison bu ubbee ma ñëw si Djilor xam nga jël arrondissement di bëre mais bëre fekk na ma foofu ma ne non mënuma toog parce que boobu maa ngi dégg ndend yi ak wëy yi mënuma toog boobu kut mu ko fa kut Djilor waaw doon sama mag ma nekk rakam nekk tànkam mu doon sama poids mais lam bu tegee damay dem. mun nga ñu wax waa Dakar nu mu demee woon bi nga demee. waaw Dakar neexoon naa métti woon na parce que amoon na benn lamb ma dugg lamb boobu noonu ay lamb sax lay wax parce que du benn lamb Madou Mbingane la woon sama premier tour poids lourd keroog Doudou Khady Mène premier combat ma daan ko deuxième tour ma tase ak Ibou Diaby daan ko troisième tour ma tase ak Aliou Ndour Fatick bato Sénégal boobu taxaw na ma daan ko quatrième tour ma des ak sama ndeleng daan ko. champion fi laa xatu de. sama gars yi téléspectateurs yi. donc gars yi xam nañ ma.
yaa ma xamul mais gars yi xam nañ ma. kon tey mu leer. gars yi xam nañ ma bu baax. bu baax a baax a baax a baax. ban secteur nga gënoon a miin di bëre. man dama doon dox fu ne. yaa ngi woon fépp. fu ne. ndun. fu ne déggoo li ma la wax. fekk la mu ngi teg damay dem. waaw. damay dem. te xam naa ne su ma demee damay indi. parce que lu may nettali lundi man loolu lay sóoraale. lundi gars yi bu ma laajee wala gars yi bu ñu demee suñu kër lan la leen di wax. voilà problème bi loolu la. tey mbër yi nekk si île bi. waaw. ñan nga fa doon dalante. ci île bi quoi ay Baasul Jonwaar Ñoojoor Siwa Bazar Maya. ñoo bari nañ parce que mën naa bu rek ñoom. te du ma xam seen tur parce que man daanu ma woon wut loolu quoi ay gars nii du ñu bëre ma ak yow may ma wala ma may la man xaw ma woon loolu mais xam naa ne Seeku Diouf busum bëre nañu jox yor bëre bu métti bëre boo xam ne ay jinne ñoo ko seetaan. waaw Seeku Diouf Seeku Xama Diouf waaw mu doon sama gaayan mais bu ñu taxee dañuy bëre si affaire mayante nii man doon woon sama affaire quoi. bëriwul woon bëri ngeen daan mayante quoi. non amul woon boo dekkulee ji loolu man aw ma ci yow affaire. bëre rek affaire mayante waaw bëre rek waaw. waaw loolu dama koy rafetlu loolu maanaam nu ñu koy waxatee loolu mbëri fi nekk actuellement war nañ ko déglu jëriñoo ko. parce que làmb kenn moomu ko. da nga ñëw wut si sa morom ñëw wut si ku nekk bu jëlee da ngay yóbbu sa kër mais léegi mbëri dañuy gaañoo gi fii mbëri xaaj bi yëpp dañoo yorante ay numéro di xam nga te pourtant yàqul bëre war nañoo mun a bëre. loolu amateur yi soxla ci ñoom. bu baax a baax mais bu ñëwee mayante làmb jéem dem seen yoon day xaw a yéeme. loolu war ngeen koo mun a dégg ci enjeu yi nga xam ne macha allah yàqul woon dara ci seen diggante ñoom mbëri mais fuñ daje dañuy bëre c'est le sport loolu mbëri war nañ ci bàyyi xel. bu baax a baax waaw mais léegi bu ñëwaatee rek. ci zone dugg ci zone ñoom baato bi. foog naa bu ma juumul ñoom Ibou Ndiaye yéenay bokk génération. Ibou Ndiaye ban Ibou Ndiaye nga sobil bu mbul jàmme. waaw mën naa am. waaw ñoom Moussa ñoom Ibou Leeraan ñoom Tamsir. waaw gars yooyu noonu. mais est-ce que miinoon nga di dem côté yooyu. man dama doon dem côté Sokone bi. fépp laa doon dem. parce que affaire yooyu noonu. ba Toubacouta dama doon dem. mais xam nga mën na ne ñàkk a xam parce que su ma jógee fii dem foofu. mën ma leen di laajte kii kan la xam nga mën naa ko rek ñoom te du ma xam. ñan la quoi. voilà loolu la. tey ban géew nga mos a dugg maanaam mu nekk géew boo xam ne ba tey jii yow mënatoo koo fàtte mu neex la loolu nga xam ne da nga koy fàttaliku sax sa xel di. waaw sa xol di seet. waaw jox nga ma nag benn bés boo xam ne du ma ko mën a fàtte. lambu nangaan la woon lambu boobu ba tey jii mënu ma ko fàtte. nangaan sax waaw nangaan sax parce que lambu boobu ay nag lañ tegoon keroog bu may dem ci lambu ba buum laay takk fii sama tànk du ko diri. buum bi pour lan la. pour nag bi soo ko jëlee du ma ko takkee. dëgëroon nga fit nag. dëgëroon nga fit. waaw. dana leeroon wala. gëmmaa leer nañ. buum boobu noonu nekkul buumu boutique jógoo ci boutique buum boobu Jakarta moo xëy di daw ba midi mu jot buum boobu noonu fu mu nekk. dañ la ko waxoon ci. waaw demal nga jëli ko mu ngi fee mu ngi béréb sangam. comprendre nga foofu Jakarta moo xëy di daw ba midi mu jot buum boobu indi ko. buum boobu laa duggee lambu nangaan bi fekk yóbbuwoo buum boobu mënoo ko jël. comprendre nga. bu ma duggee lambu nangaan samp sama béjjén nii xam nga lambu day am ñi la supporté ak ñi la kon day am. loolu moom bul sonn moom. waaw mais ci robori nii man maa ngi dégg ñuy naan waa Dakar yi yaa moom nag yi ba indi buum. mais loolu yëpp du sama kii loolu yëpp da koy bàyyi ginnaaw. samp sama béjjén jël lamb bi takk ko ak sama buum bi te loolu moo amoon keroog. waaw kii seetaan na ko seen. waaw loolu moom foog naa bu ma juumul gisoon naa ko benn mbër bu ko defoon kaaral ñu tegoon fa Pape Dianko moo ko fa tegoon benn 600 000 bi fa njëkk a teg. waaw mbër bi ko jëloon kalpe la andi woon. saa yu daanee génnee kalpe bi. ok da ngaa xaal loolu foog naa ay misaal lay doon ci yéen quoi. loolu bareetul léegi de ci mbëru léegi rek. non bareetul parce que bëri léegi dañ koy foyee. xam nga man lu tax ma bàyyi bëre. nii. voilà doon ñëw sax. voilà dama jëloon ay nag am pagay ñu jékki-jékki benn mois nag yëpp dee ci benn mois yu mot ay 30 nag wala 40 nag deewandoo noonu ci benn mois xam nga loolu doy na waar. loolu yéeme na boobu xeex bi métti na boobu xam naa ne xeex bi métti na mais yàlla am na doole nag yëpp jékki-jékki dee man ne non sama ne yaay ne ma kon da nga war a bàyyi lamb bi nga seeti leneen loolu moo tax ma sagane ko nii sax mais ba tey nii maa ngi bëre bi ba tey nii.
mais taxasi bi muy bëree est-ce que am na leneen lu mu yóbbu woon leneen métier bu mu yóbbu. waaw boobu am na métier parce que charpentier laa man en même temps parce que bu may commencé bëri nii Diofior laa yaroo bu sama yaay gaañoo foofu lañ may yóbbu ma jàng foofu métier jàng métier di bëre en même temps waaw ba tey bii nii. waaw loolu mooy li may wax à chaque fois rek mbër yi nga xam ne ñoom itam dañ nekk ci actualité bi. loolu dañ ci war di jàngat parce que loolu dafa am solo maanaam nekk mbër teewulaa bokk leneen parce que Père Bécaye da koy faral di wax wóorul xam nga benn bi wóorul xam nga da nga ñëpp mënuñoo dem dañuy làmb rek bu nooyee nga continuer bu dëgëree nga wuti leneen loolu mbëri nañ ko bàyyi xel am na solo waa léegi buñ ñëwaatee tey ci métit bi nga xam ne yow am nga ko ci géew bi nga sa carrière ban géew nga mos a jëlee lu la naqari ak lan la woon problème boobu. waaw mën naa ci wax tuuti parce que mais bëriwul de. bëriwul parce que fu ma mos a daanu nii ba yëg ne daanu naa carrément. wala nga dem ci géew ñu takk la ba nga yëg ne man mii dañ maa takk. non loolu mosul am ci man. mosul laa takk. njëmb li baaxoon na de. waaw parce que gars yi ñooñu laajte. lu tax kii nii. mosuñ koo xool wala ñu koy seetaan mu xaw a am ni tuuti découragement quoi. parce que man sama lamb dama koy animé dama koy jël. lamb bi dama koy animé dama koy jël loolu moom war naa ñëpp. sama tur boo waxee takasi rek xam nañ ko. Toko Maak. voilà Toko Maak boobu. Toko Maak waaw boobu may bindu Toko Maak Toko Maak daal di ko indi. benn mbapat la woon boobu xale la. Diofior quoi benn xale bindu ko. ñu woo ko ñëwul. ñu waat ko ñëwul. adversaire bi mu ngi taxaw ñëwul ma jóg ñëw taxaw. comprendre nga bëre jël mbapat boobu noonu saaku ceeb lañ tegoon 50 ceeb waaw ma ko ne bindu boobu nag Toko Maak ba tey bii. ndeysaan waaw noonu la demee. mais tey est-ce que takasi gannaaw bi mu bàyyee bëre. waaw nekk si zone bi nga xam ne mooy Djilor. waaw te ku ne xam ne ne Djilor zone lu làmb la. ñu si ziare waale di si nuyu waale suñu ndaanaan boobu Seyni Aïssa Ndiaye. champion bu mag boobu ndeysaan nga xam ne lu mu vocal du neex. ndaanaan bu mag boobu nga xam ne ku demul ci làmb rek da ngay yàkkamtee déglu vocalam. waa tey ñu si profité góor war ko delloo njukkal foofu sa taata gi moom Seyni Aïssa Ndiaye muy xale boo xam ne mu ngi béy waaram si làmb ji ndeysaan ñu koy encouragé rek nekkoon na sa gën a jàpp ndeysaan ndax lamb ji dafa am ñoo xam ne dañoo ñëw di ko dundee am ñoo xam ne day ñëw di dundal lamb moom Seyni Aïssa bokkul si ñuy dundee lamb dafa bokk si ñuy dundal lamb kon dañ koy jaajëfal di nuyu di bëggee waa Djilor yëpp ak waa Ndefleng tey fa laa génne Ndefleng tey Sangomar TV waa Ndefleng laa génne Ndefleng ma embauché Thialé Sarr sama doom day waa gee gannaaw léegi bu ma ñëwaatee rek dama lay laaj est-ce que yaa ngi bàyyi xale yi nga xam ne tey ñu ngi bàyyee bëri xel biir Djilor est-ce que ñu ngi lay jege wala yow yaa ngi leen di jege pour jàppale leen. waaw parce que am na ay affaire yu yoo xam ne booy war nga leen see jox de. waaw mais loolu nag booy ñoo ko war a tarbu tey est-ce que ñoom ñu ngi lay jege. voilà mu ngi noonu léegi foofu noonu. xam nga léegi adduna bi léegi dafa xaw a doy waar. parce que nit ki mën nga koo woo ne ko kay ma jox la nii. comprendre nga mu am ci natu. ñu ne da koo bëggoon a yàq wala nii ak nii comprendre nga donc man. ku ñëw sama wet mën na la jox li mu xam dañ ma joxoon dañ ma waxoon donc boo ñëwee sama wet man mën na la jox man iñaanuma ci xam-xam wala ci li ma xam parce que amoon na benn lamb nii lamb boobu noonu su ma demee dëkk boobu di seetaan ma dama jooy di instant yi muy dëkk Faoy dëkk bu ñuy wax Faoy dëkk boobu sama maam foofu la dëkk ñu koy wax Xama Diouf Labu kooku noonu moo jur sama yaay Xama Diouf Labu kooku waaw Xama Diouf Labu moo jur sama yaay moom woy boobu ñuy naan madalu dam njomu jaxaw ba ñaal ne Xama Diouf kooku yow tokkoon ko sama maam moo ko loolu cosaan la côté yaay quoi ku jur sama yaay moom woy boobu ndeysaan comprendre nga voilà mos naa dugg Faoy ci lambu Faoy sama nijaay boobu gaañuwul am na beneen paa ñaari paa te ko Madi foofu la nekkoon Madi Diouf mais lamb boobu daf may yóbbu foo xam ne tey jii nii bugg naa sax delluwaat ci lamb parce que bi ma gisee ma yegg si ci dëkk bi ñu xam ne kii fii la dëkk kii mooy fii mooy cosaanam dañoo dugg ci àll bi paa yooyu di wut ay gàllaaj ba heure bi jot bi ma ñëwee taxaw nii sotteeku ndox lalu ma ci man dara ñi ma àndal lalu ci man dara bàyyi ñoo may ngëm bu ma jeexal takk comprendre nga
ñu jaral ma fi ma war a jaar ñu ne ma dëggal demal lamb ba demal nga dugg lamb ja jël ko ñëw fekk ñu fii bu may jël lamb ba boobu diis naa boobu xam naa ne tey taxaw na ngëm nañ ma tey bii te noonu la amee lamb bu lay seetaan di seetaan ñu teg di woy di teg boobu Khady Diouf mu ngi dund Khady Diouf yéer waaw boobu mu ngi dund ñuy seet ñuy woy di teg di woy di teg di woy di teg ba jékki-jékki kii yi nu mu tati ñuy tëgg teykat yi yëpp daanoo ba mu tëdd Ibou Sène ci kanam ñëpp ñoo daan ci suuf lu leen daloo parce que lamb bi boobu lamb bi daa am loo xam ne rax na ci lamb ji te gars yi xamuñ ko ñëpp a daanu ñuy tëgg yëpp a daanu ba mu tëdd Ibou Sène ci kanam comprendre nga fu may dégg woy yi ak fu may dégg ndënd yi ci kaw guy la ci kaw comprendre nga foofu laa daanee Fatama Lion Warang bu ñuy wax Lion Warang demi-finale voilà keroog laa ko daan foofu demi-finale jël lamb ba lamb boobu nekkoon na lamb boo xam ne lamb bu neexoon la lamb bu ñu ma ngemb mosuma du ma ko mos a fàtte parce que li ñu def ci man dama yaakaar ne foofu lay yem voilà donc lamb amul lu ma ci regretté parce que jël naa ci lu bari jël naa ci ay nag jël naa ci xaalis bu dul jeex waaw donc bu demee ba indi soo demee ci lamb ba li ma doon gis ci lamb gisatuma ko waaw xam nga voilà ma rokki leen bàyyi seeti leneen bàyyi xale ñu dem. mais jamono yooyu aussi ak bëre dóor yi lan moo tax visé woo ko woon bëre dóor. non visé naa ko sax waaw maa ngi ci woon. jotoon nga am ay combat. non yëguma ci combat. mais amoon nga écrit affaire yooyu. waaw Mamedis laa nekkoon ma nekk Grand Yoff. waaw Mamedis laa nekkoon mais boobu damay door a dugg ci Mamedis benn at laa fa am xam nga genn am na sama benn grand bu ñuy wax Ili Bicol. waaw sama gayan la woon ne ma fii bu fi toog Dakar gii bu fi toog saison bu ubbee da ngay ñibbi dëkk ba nga bore foofu parce que fii nii xale du fi toog loolu moo ma yóbbu woon dëkk ba mais demoon naa bay gent nii di xool nii di bëre ga war na yàlla te man lu ma gent day am loolu yàlla may na ko waaw foofu la am na yéen drapeau Ndefleng waaw mosoo see participer Ndefleng non chef de l'état akay participer nga waaw bu baax a baax ban année si chef de l'état boobu est-ce que su ma juumulee parce que dafa xaw a yegg tuuti fan nga représenté woon boobu non boobu sélection la woon. sélection la woon Ndangaan. waaw mooy jamono yi muy doon sélection. waaw Ndangaan la doon bëre sélection boobu mais keroog bëre naa premier tour deuxième tour troisième tour quatrième tour mag Jamatek ñoo tase woon. yàlla ko bari keroog ma daan ko Amoura Sarr bu Joal bañ parce que boobu moom la def poids lourd pour yóbbu ko comprendre nga. bëre seen bi fekk na ko keroog laa ko daan gars yi bañ. ma dégg Ambroise di wax arbitre ne kii laa bëgg a yóbbu poids lourd chef de l'état génnal boy bi loolu dégg naa ko keroog foofu nag jëraluma xeex parce que man bëri jëraluma xeex yooyu noonu comme arbitre def benn erreur wala ma am ci déception damay dem toog waaw parce que xam naa ne suba dina def lu raw loolu dama gëmoon sama bopp mais bëre dama gëmoon sama bopp. kon bu ma la déggee tax mosul toj lamb. non mosul am bëre nii ba toj lamb ji mosul am ñaanuma ko yàlla. waaw loolu ndeysaan loolu lu am solo la. waaw loolu jafe na ci mbër. kon nag mbër yi nga xam ne macha allah ñu ngi noonu carrière day jeex. ñi ngi si xam ne ñoo ngi ci buñ leen jaral lenn waaw ngeen siy bàyyi xel. ak nu mu métti rek muñ ko te xam ne suba am na. waaw affaire lamb ji du jeex buñ la ko xañee tey rek muñ ko. suba di ko jël boo ko jëlee suba dañ ko xañoon keneen. kon nag lamb noonu la rek ñu xam ne arbitre yi dañuy juum ay doomu aadama lañ rek waaw ñuy muñ tàppe xol yi doon sport bi nañ ko jiital doon sportif balaa ngaa def sport da ngay doon sportif. waaw léegi ma jox la benn exemple amoon na benn lamb boo xam ne lu seesan la amee woon waaw jour 15 août la woon sax benn fan quoi waaw ñu teg 150 000 keroog maa ku jom ñoo fa def final ku jom waaw ku métti woon waaw ku métti woon mbir xam naa ko bu baax waaw parce que moom bëreem yëpp bëre ngëmb la comprendre nga bu ñu bëree ba yeggi final maag ku joom dina sama ser bi sama ngeen bi dina ko bu ma desee cuisard nen kese parce que lu ne def na ma ko te mënu ma daal
comprendre nga keroog la ma matti fii boo gisee sama nopp boo xoolee sama nopp fii ana benn mbalaka bu nekk fii nii dama matoon boo defee nii nga xool ci ginnaaw comprendre nga buñ ma attee bu ma nee arbitre damay necc nii gain bi dama mat mu ne ma mat di ngay tappale ma ne ko non tappale wu ma parce que lii nii man wàllu bu toll ni man du ma tappale bëre bëre mënul am comprendre nga ñu ne ma boreel moo gën wala ñu génn la ma tibb suuf def ci gerte bi continuer ñuy bëree di bëree ba temps bi jeex ñu mayat ñu temps ñuy bëree ba mu jeex ba gars yi jóg taxaw ñe dama ñu koy tas ñu xaaj xaalis bi comprendre nga ma daan ko ñibbi boobu anam na ñëw nañ boobu gis naa leen ci ronu tànkam ci suufu tànkam gis naa leen comprendre nga donc dama koy jël daan ko xam naa loolu parce que yegg si nañ ci moom donc bokkatul voilà ñor na ma jékki ko dem ñibbi ndeysaan ok ah kontaane nañu waaw mu ngi noonu macha allah yaakaar naa ne li ñu dese si waxtu ah bëreetul ñu fas yéene woon rek ndeysaan toog ak champion boobu laaj ko tuuti ci carrière am mu nekk koo xam ne macha allah ah carrière am riche na trop wax fi am ay histoire yoo xam ne tam macha allah lu am solo la dañ koy bàyyi rek ndeysaan mu nuyu ay fansam tàggatoo ak ñi nga xam ne tey jii ñoo ko doon bëggee ak ñi koy bëggee ñëpp ah waaw ñu bàyyi la nga nuyoo tàggatoo gars yi. waaw léegi fans yi maa ngi sant di leen gërëm parce que man ba tey gii nii sax man bu dee bàyyiwuma ko ba tey gii man loolu laa yaakaar parce que gars yi chaque fois dañ may naan bul bàyyi bëre ñu ma tal ci bëre comprendre nga ba tey gii maa ngi def ñaari xel ma bëre waat wala ma bàyyi. ban année nga gëj a samp. non du foofu su ma bàyyee bëree 20 ans damay bëre waat. waaw ñëwaat parce que entraînement ñeme naa ko. te su ma ko defee 2 mois xam ne dinaa bëre. forme bi moom mu ngi fi moom. waaw mu ngi bu baax. te xam-xam bi ba tey mu ngi ci bopp bi. waaw du fi jóge waaw. ñeme ko rek. ñeme naa ko ñu ngi fi di la déglu. man ñeme naa ko. man du ma daw. caat na la bàyyi nga ñëw. non man du ma daw. waaw caat bu ko neexee. waaw acca ba léegi rek téléspectateur Sangomar TV comme ni ma leen ko waxee rek waaw ba léegi ñu ngi ndaanaan bi nga xam ne tey jii moom lañ leen indil nee naa leen ak Sangomar TV ngeen àndi seeg Aso da leen di génneel xam nga champion yi waaw tey ñu mu fas yéene fee wax li nga xam ne mooy carrière am waaw ñu dugg ci deuxième phase bi gannaaw tey la may dugg ak yow ci kaw mbër yi nga xam ne tey yéen a bokkoon génération te dañuy dugg ci mbalka maag waaw mos ngeen a laale yéen ñaar waaw mbalka mos nañu bëri Diofior tànk la woon Diofior waaw ma daan ko demi-finale daan seen nangaan finale waaw mbalka yaa moom ñaata yoon ngeen mos a bëri benn yoon boobu la waaw kon fi ne mbalka moo la amee moo la amel wala yaa ko amel moom moo la amel non moom ma amel moom fi nekk nii yaa jaar ci kawam waaw ndaanaan bu mag boobu mbalka maag maa liy coor ah kon xam ngeen ne ndaanaan lañ toogal macha allah champion yi fi jot a nekk ñëpp ñu bëri laa leen ak ñoom te ah dañ leen a yëkkati ci kawam dañ leen a yëkkati seen i kaw du moins kon nag ndaanaan boobu macha allah comme ni ma leen ko waxee rek kooku jëfam warta réer moo daan ñëpp ne pat mu ngi nii ndaanaan bu mag bi ah daan ñëpp ne pat à part mbalka ñan ay ñoom booy Ablaye Ndiaye waaw waaw Ablaye Ndiaye moom noonu bëre Ablaye Ndiaye lamb bi ma la doon wax sànq nii bi ma takkee buum bi sama tànk waaw mag mu ma def dem final lamb nangaan waaw boobu lamb bi métti na ma demee boo daan xadafi bu noojoor quart de finale laa ko daan non demi finale laa ko daan kii nu mu tëddee xadafi laa daan demi finale Pape Sada quart de finale laa ko daan waaw daan xadafi demi finale mag Ablaye Ndiaye ni war a def finale waaw boobu Ablaye mu ngi animé boobu am na doole waaw bu animé bu fekkee joxoon Joal ne kii bi nag bi foofu lay ñibbi mën na ko déedéet ñag bi mënul ñibbi Joal tey nag bi Djilor lay ñibbi boo gëmee loolu ñu ngi ci werante boobu nam xam nga boo arbitre ate kii oote combat bi mais du ko nettali neexul woon dafa gaawoon trop boo gëmee doo gis benn yoon boobu ngeen mos a waaw benn yoon bu la mos a boole tey ñu dugg si mu doon sama gaayan waaw parce que fu ñu dajee maag moom wala waaw dañu wante téléphone sax di jokkoo waaw ak mbalkam maag tamit borom baax la ma koy nuyu au passage di nuyu soxna si madame Ndiaye Nabou Diouf nga xam ne ndeysaan te kenn du moom ci Aso ñu ngi koy ziar lu bëree waa tey bu ñu fa jógee ndaanaan bu mag bi nga xam ne moo te ñëpp Reug Reug mosoo leen laal waaw Reug Reug non mosuñu bëre mag Reug Reug mais mos ngeen a bokk géew
non mosoo leen bokk. non fàttaliku ma ko. waaw mun na am te ma fàtte. tey jii kon ñu dugal Joal rek. waaw comme jaar nga si Ablaye Ndiaye am na yeneen champion yoo fa jotoon a nekk yu mel ni ñoom Gorgui Senghor. ñoom Ron. waaw gars yoo xam naa peut-être ñoo lay mag tuuti. waaw si tuuti rek ci kii tuuti mais mais war ngeen a mun a mbëkkante si làmb. waaw bokk nañ bëre mais dama leen fekk si quoi. ngeen fekk si waaw mais bu ma leexee taxaw noonu. tànk wala poilul boobu bàyyi nañu. ñuy bàyyi. waaw boobu na muy bàyyi. waaw tey ñu jóge fa ñëw Mbour ku mel ni Jordan mun nañ ko faa fekk. ma juumul war ngeen a mbokk war ngeen a laale tuuti. waaw bokk nañ génération mais bëre woo leen. ndeysaan ñu avancé tey yan champion nga ma mun a limal ñoo xam ne tey maanaam ñi ñaa ngi leen di dégg loolu ma bëgg nga wax tey ñi xam kan mooy nag champion bi ñu toogal mooy kan. yaa koy mun a wax ñi xam tey yow yaay kan. waaw am na ñu bari ñoo xam ne. nekkatuñu Sénégal danañ Espagne. waaw ñu bari ñu fi des bariwuñu. mais bi may bëre boobu lamb bi neex na te amoon naa ci doole. waaw gars yëpp xam nga. Mbalka. Alou Konté. Fatama. waaw ñoom Alou Ndour Fatick ñoom Ibou Diaby gars yooyu yëpp. Bato Sénégal yooyu. waaw. ñoo yëpp dañoo bëre. ñoom Jamasek. te ñooñu foo leen ñoom Idi Mbala. foo tourné ci fu ma leen fekk teg. foo tourné ci Sénégal ñooñu ñu ngi leen di dégg. voilà Idi Mbala bu Marfa foofu. waaw ma koy ziare bu baax sama grand. sama grand la nag de kooku moom damay daal di sumé ko de. boobu sama grand bu dañul benn bu dara dañul la. waaw ndeysaan ndaanaan champion bu mag boobu. waaw ndeysaan maa ngi fàttale ko année bi ñu ñëwee Sokone. ma ngemb ko ñu dem bëre ji ñu des si drapeau bi. waaw maa ngi jégalu na gannaaw xam naa am na ñu muy nëbb kii boobu leçon boobu ñu fanaan suba si mu ñëw tëdd si laal bi damm. laal bi ne ko jarul ngay dem laal bi ji. jeex na daanu ma. ndeysaan waaw muy daanaan bu mag. loolu firnde la waaw firnde bu set la. ndeysaan waaw mu ngi noonu. mais nag champion la woon. champion yooyu yëpp nga jaar seen kaw ba pare ne pat sax loolu. waaw nu may def. man damaa nekk nit bu ko xam ne. mënuma wane wu. comprendre nga man du ma wane wu. man lu ma def ci làmb wala lu ma carrière. nit ñi ñoo ma koy waxal mais man du ma ko wax sama bopp. comprendre nga parce que saabu du fóot boppam. man foofu lay gisee quoi. waaw mais xam nga lu ma yàgg parce que bés bi nii xamoo ne dina am. comprendre nga man sama àdduna noonu la sama àdduna sutural la bu jeex. waaw loolu moo tax feeñul woon quoi. kon tey Sangomar TV ñëw fas yéene génne loolu. lan ngay wax Sangomar TV. waaw Sangomar TV maa ngi leen di gërëm di leen sant. waaw di leen jaajëfal. waaw di kontaan ci yéen lu bëri. waaw parce que loo gis rek bés lay xaar. waaw kontaan naa ci yéen en tout cas bu baax a baax di leen jaajëfal. waaw su ko defee rek dañuy dal di bëggee 100% Sangomar TV bi yëpp. waaw commencé ko ci président Pape El Hadj borom juróom ñu koy bëggee lu bëree ndeysaan mais damay dal ci Yaay Fall yi kenn du ñoom ci Sangomar TV waaw ñu ngi noonu di waajal benn bés. tey bëgg naa nga àddu ci bés bu am solo muy le 11 ak le 12 Sangomar TV ñu ngi ci organiser benn lamb fas yéene ànd ak góor production. ndeysaan mu nekk lamb joo xam ne archive lay doon ci lamb parce que mosu fee am ndaxte Mbayang Loum ak Ndeye Fatou Adama Diallo mu nekk image boo xam ne tey jii ñu ko soxla bëri nañu image boo xam ne amateurs yi ñoo ko soxla ndax tey ku ne Ndeye Fatou ne Mbayang Loum waaw tey ñoom ñaar nga bëgg leen ñu war a boole bokk benn duo kon dafa mel ni tey Khady Diouf loolu bu amee fu mu tëdd ndeysaan dina tàlli ndeysaan loolu amateurs yi dañ ciy dal di kontaan loolu bëggoon naa nga àddu ci le 11 le 12 Ndangaan Samb lay xewee. waaw Ndangaan Samb lay xewee Sangomar TV war a organiser benn mbapat 1 million francs CFA. ndeysaan lañ fa teg poids léger 500 000 lay doon poids lourd 1 million diggante Ndeye Fatou ak Mbayang Loum ñu am si Momo Ngom waaw loolu macha allah. donc lamb boobu dina neex. waaw na ci yaakaar moom ko seetaanoo moom. seetaanoo lamb. ndeysaan. waaw di leen wax ne nag affaire bi du xeex quoi man ci man quoi. wallaay xam nga. parce que artiste bu laayee artiste rek da ngay boole parce que amoon nañ fi temps gars yi di naan xam nga Ndeye Fatou Mbayang affaire boobu yëpp du ñoom comprendre nga supporters yi ñoo indi loolu mais bu nekkee ñoom kese amuñu problème waaw lamb boobu nag xam naa ne dina neex waaw di leen jaajëfal ñu góorgóorlu ci loolu yàlla jàppale leen xam nga ñu gën a yokk waaw jërëjëf kon su ko defee rek ñu bëggee waa 100% bi yëpp Yaay Fallu Sangomar TV bi bu mel ni maman Ndeye Ndior Khoudia Ndour Nabou Thiombi
Fatou Ndiaye sama chéri koko ñoo xam ne sama xol laa ko def ah waa di bëggee nekk sama doomu ndey Nabou Diouf mu ngi noonu chéri Laay Ndiaye borom Zowal waa di bëggee Eva Baro Fatou Ndela ah waaw ku lim juum donc dul matal rek mais 100% bi yëpp ñu ngi leen di bëggee góor yàlla yi bàyyiwuñu kenn ñu ngi kontaan ci ñëpp di leen jaajëfal Thiaré Sarr sama doomu ndey bëggee naa ko lu bëri borom jën waal borom vacance bu neex bi daa ñëw vacance rek topp lamb yi waaw il moo fa champion fa nen i ngar kaan na deuxième partie fa ne i ngar na séeréer comme o yole moom wemo yaw ndik ne grand ndaanaan fa maak o lam xatoore para a recours o waasi njom mais kam fa lay a jega na histoire fa rokoona est ce que waaga mo nom koy waaga mo nom jite parce que calame a yoqa de kaga lawam ndiki ke lawanga njomes mi fage quoi ken ga'um parce que nga am avril bo hay ni anda hetta bo final bo hay kam avril donc wamu len njomes fage parce que kan lam njom njom rek kan demeta wala kan yando kan lam mafranga kawro mafrange kawro mafrange kon mbir ni anam ka en tout cas bu fa nit moromo xambe na tere fane ha bo hay i kon nak gim nek gim tanona fiame teniranga no ndik na saison feke i njofa ne ndik ne ke njofa saison fe i njofa wara wago ba ko jana kaga gimanum to ga ame kaga awaga def no aref ka def sa anam ngam jam parce que supporter ke bel la jam supporter na ko kino ma ina fan sere fo kaga mom roga fi annami parce que jeg am bere sabulaga mom jeg am bere ten trop bon surtout nga rek nael yona fu in temet itam mina bu na el boya ngata kaga ko ci xamu den sabulaga nim koy kaga terana ware ro fuka parce que kaga jeg dessin refa ko anu histoire be chale ato bata nga mon ko hitten ale kam histoire be chala ale pangati no quoi pangati num kawanu pangati ndigilo na njom na kar njom na ne njom dum rew imma den bo final après mu juña ko drapeau no ani na njom na ga ibu jabi nde umaga dulu hadin alundul fatikin samande lengin Adama Diouf Adama ñodan ajekte butam Grand Yoff naga faktu akom njom naga njom domu sa fale bo final ñat njom ngami Adama ma fa ma kom Adama Diouf yaga Adama genwa yaga mom Adama genwa tigi kam Grand Yoff samedi dimanche ya Grand Yoff samedi dimanche ya njom naga njuma nge champion ke nata mo ko wa bu den tout ni ma bo final ñak itam nga xamole ke tano ñak njom ke tano ñak njom ne tende ya magar wadanum mi ka ginum quoi comme ñaka ngati na wat atik bo ñatin kangi may ro ñaka na mu den parce que nagim ro ganda okini même lay diffuse wala diffuse ngam wa ro ten cioxan parce que ten som waaw ro som waaw ten som re ummat Adama ma ko ma final est-ce que no bat anget no Adama Adama avant ñom ne sax kay yetu ma du ten Grand Yoff maga medel lay terrain ala haj ñom naga 30 personnes are wa ko are adone 500.000 Abdou waxal fen Diofior ten la uye xana bekam njom naga e mafrel nene Abdou sagni ni gare sagna mi xama te la mel ti mafrel ngata ko mafrel bo demi-finale o nda ko Pape Morlo imara maga ko Pape Morlo men imara maga ko mari da Adama Diouf ku jilo agar lay ne wagonde bezo cien te la fute cikinum kuta lay ne cien parce que wagino te lay ne cikinum te lay afara Adama imari maga mafina ko nam tay Grand Yoff tara bino itam final nda kaga njomare sport rek ma vero quoi xane na carrière of jekino bec noir ano mu to bo mama ko bec noir na carrière hakay jek anum ana la jouala gen o den la min normal parce que kaye mam bo hay parce que bram dole ana kala wagiram jom biram sirin biram mbap nda lelak njangin bo foge iyena supto do kinu na la fatulan der fro bawa a carrière fo rek rod gannabi ken def carrière ken def mukki bugim kaga mi mom bugim ken mais mo sanu ma la min normal no musnu ma ndax chop digi ma ko dal te ma xam chop digi kaga bo hay ingata te itam bonen samra to problème la bu
mais à part la mine normal xana ga dal nu mom musna ma ba tax non à part la mine kay huna atona gonum ma fa ma ca ak wala ca fa dak wala ñafu ngat bok parce que usine doole juwala usine doole bu juwala omol jelang ndangal imo sengat kaga mom bina mom imo sengat ndax huli ma atona gonum ngan kaga mom trike njamani faga huli ma atona mom imma fa to ma waaw parce que yaga génération fe amay quoi kamet no chamon kaga mom yaga njom ne yaga sate yo sate u fes nure na maga wala pesa tax nure na maga akon den kasto aga njom ne par secteur voilà par secteur rew gina pri kaganta bangat nu dra folen njom na wake fel i felke to kare uti amne joma rew njom nure huma koy nu fa bo huma loli fa halata njom na loli han la ka wini loli wa lumay netali loli kare problème quoi wa i contane no tan vraiment machallah tarkala grand imbas kamo mbas rek joka kaddu fa falak do amateur ki andone vraiment am ben nan di lo xam vraiment fi supporter ke mbegi o ma ko tan bi jomo nga waaw voilà i ndiki amateur ke gid mama den supporter ke itam gid mama den pa parce que murat o manjom kan yole gu fumi te jana den kurena ay ñogore ambiya kurena ambina sa xam xaliss den ambiya kurena comprendre ko jara amaden ka andona e ciaku yo njom kon megid ma den ko ga ceden jam anda basi den and bois a ñot na den la den koy itam to ko mag awat babat nam to njom dimam kaga to aname xana dik kaga mom anam kaga parce que njom mom gidma den yakara den santé aden parce que si peut-être que mom o gën wérab den jilor o gën nañu ko gema gor makka sa kambut gem ya misom en tout cas ñom ne huppe wasa yi nga keke de million ke maya de amaya trop ke maya million ke maya trop auto ken donel neke jom kan donel mana ana e sanka imma fel yaga hadis fe may tenen wallahi amay anga neke yaga lakatan fiya nga ru mom c'est fa mum mom di ma bo c'est fa ne afaga mom jilo xana auto rok ma million xana rok ma kaga bugum de waaw xengo kaga bugum parce que jeg am secteur fa dans fa anona e wa mu lay jegam 2 ans ka anona e wala 3 ans ka anona e musimu gokno musimu gokin gu bayni mi al bakay kan yente musay jeg njum nu fanam pour carré la gagne jangin tourna it jangin jilor mom baxala fi ma njom fek mi ko ñowama kaga mom jik am daga ti am parole njom jilor xalati mu ko maga mbira gar maga jangin to ñowa ka kan legun to kaga fi ko mbonen wasa njom voilà kon jilor itam nekid ma den yakara den sante aden parce que jigim dabit den ande fana murena angoma kurena a ñoxore murena ya mi ndangana kan kalma aden kam rek njonge asa wala anona e xole adita bugu bat na muna mit pour mbatu ma demba ni la ne ngajo moyo to bro samre umba parce que mo weta no an jom jof yo njom naga nak don e Ousmane Bango ten don njom naga naka rew e no kidam mafrel bo demi final mi fu pa Ilias Samba Dia enat ya Ilias Samba Dia ya wagi yen ka bo secteur ve imma mawra bo tan fe fak joxel victoire et mi mabu table ve alle non combat ne hador e nga eten victoire nda pirke fata pat ñom te dam mabu jilol kam la mo ndok antas ñom ne tiagare ka do ma après calmer aden bu dem mofa ba fi njang itam tiganam et là on a des moyo j'ai problème ba tu mavra bo tan fe fak boy bo de les dernières 3 minutes yena nge imbara aden ay jox na am binalo ba Ilias imma bondam kandam dam xol ne keten dam te xucco te bo te xucco wasin teret te tourner ala arbitre ga ak te yama abi sive mbuvin ma bi na gano dam final ñu ko dina final xettu ko roha de lay Mamadou Diom ak geno ngoye ma bi final jang Diom na mak sax te bu dole ak e hadilo jilo rande ati njes to itam andame co amaden ka anona ye asadan lay njom na ingin hay njom jilo ka ingin tan asad la kaga jamani kaga muratu man njom kan njom ne ken dim nora den to kaga re ka boya ngat ka kon de e chaha comprendre ajaga njom na musuma mafrel Joal ye kini ten invité inma hay job
mi fu Ousmane Khalis roga yimin genna si man to anya kat tek rek i ata ko Espagne anya et nous sommes sélectionnés et comme secteur B arrondissement et Fimle télé wa keret et America gagnons CEDEAO ndax chef de l'état quoi sélection chef de l'état nous sommes de tout secteur B keret Joal il est 30 personnes ñom ne xaya waru fa yey ndok na yaga ñom na jega dole yaga fela itam yaga andame hay mom ala ngi to kandam ka dara ko la hay wa ki mu yen mada dama pekende inama iya jega dama teruma parce que kaga ana e ñom la honge wade gim andukin i parce que anangan imbanga ta bonde gain ala e jaga anno ñoma ko mi kollo rek wakati ma ay ñom na bel on iya bel ha bel anin cit ani me ka inde gain e ngata nga imma ke non e ngata imma nga ibar ko dine buanga koy woyode ndaya mi mom ne mu ya i ñom na beta no xam imma vraiment bo final ñu jamme ngeen jamme jox faye jamme falle i ñom domu ñom na jigi e bayal sangone akay na jumange fudano warano fud ñom domu mi fudan ka imma vraiment bo ñom ne bo ko damam det c'est pas baye mi nek damam det ko na fi hamde vraiment ba bo mbo soy boy batu njano ndate mu juma ñom naga te mu juma final fe ndayaga ulam tangana lae ana logi jini ma tegu carrière fa naa Moussa waaw bu ko defee rek macha allah tarkala macha allah ñu ngi bëggee ñëpp mu ngi noonu noonu la demee ñu toog ak champion bi nga xam ne tey jii mu ngi noonu wax carrière am def lu rafet ci làmb waaw moom it joxe ay exemple yoo xam ne nit ñi war nañ cee bàyyi xel surtout mbër yi nga xam ne ñooy bëri actuellement nii waaw moom Takassi mu ngi noonu dootuñ ko présenté kenn da wax na boppam wax fi mu jaar wax tey li nga xam ne am na ko ci làmb wax tey li nga xam ne neex na ko ci làmb ak li ko naqari ci làmb mu ngi nii rek nee naa leen ak Sangomar TV chaque fois nii rek lay demee dañuy dem di leen génne champion yi nga xam ne def nañ lu bëri ci làmb te du yoon mu nii leen noonu waaw yaakaar naa ne nag am na message bu mu fi lancé kon nag téléspectateur yi nga xam ne ñu ngi bëggee Sangomar TV di suivre Sangomar TV ak ñi nga xam ne tey jii ñu ngi bëggee Takassi nee na mun na amul def retour kon nga ko gars yi bàyyi xel. ne ma sóoraale. waaw neen ko sóoraale bàyyi xel. oto ñu war a teg déwén mbëri. voilà booy yi fi nekk nii di saf-saflu. ndaa ngi ñëw seen kaw de. aca du yomb. aca grand bëgg na yëpp Thomas waaw aca ba léegi rek ñooy benn témoin boo xam ne moo toog ak champion bi ndeysaan nekk kenn koo xam ne bras droit am la woon doon ko ngémb xam lu bëri ci moom loolu da si am solo ci nga xam ne mooy suñu invité tey waaw mais nag xam naa dañuy dal di ñëw rek ci séeréer mbir i ziare am de waa xam ne i ngar ngo tida champion fane soɓo meen waro jeg ke waroona ɗong ten daal xa leyka in na champion fe ke andoona yee ke andoona ten na carrière um ndeysaan champion fe carrière um i mbaagirano lay bo te fat ndax wax dëgg takusaan nu rena a fiyarana in ino Djilor to ken leya oxu fuudna Sangomar TV xano ande kaaga jega Mamadou 5 heures a mos anga fad a meran ana in to yaaga a cafu saaxula in wax dëgg fa yàlla a ɗoma a mbera champion pour nam mafra nda mu 5 heures a fadid ina foog empire ke andoona yee ka ɗaseegu mbuud manam war anga fuudik 8 heures i ande maam ka fuud ka Djilor fop na andan yaam ngoor ke ka mbiya groupe ndeysaan a ngara tooñin maam ndax xan paap ke muuƴo xay te i 5 heures fat fop a cungaam ngali refe caaxaan bes nu rena a fiyan xana in i wax deg o waagenel ba fa i bo ane fe te eetna maaf rel a caf axe refit ndangan sam final faaga denu Ablaye Ndiaye maafrum te maafa Ablaye Ndiaye final nda yaaga nag wax deg itama geenooxe o saax nu refna ndax mbir ne and naye ko fade ko bo leyele kena yoqa pour i leyonge diw waro maafit final ka ten kaga yoqeegu quoi refe caaxaan xaye i nga xane moom nama leyatel nun Djilor a ref wala ne wiin we ndamit newuna no ten a ref nete ñootna fi Djilor a ref wala waaw nete ñoowitna fo Djilor ayo aussi yaaga i mat ata matu mbi ne ka and naye njom ka anday fele bo fele mais Djilor refe saate fan ne par exemple ne i nanna football i nane naga njom i ndet bo njegit champion fan nan nen wiin we fop a in waloor a topin yaaga ten soom nu njegu comme poids lourd a jega lakas wa ndef ina fo ten maaga itam a te refu ndef den mais a waaga sax fo a qoo den deno moƴ'u nu ndamit fele bo fele a waaga moƴ'u nu ngeenoox
mais champion ke in mafri ena bo pare a mafre bo i ngat to ko res fallen camara a anda ken na a o haga kala e bagage ke ten o ɓem so ma cookan ɗo nda a watnida caj ke ten fu ñanke fu jaja kole a cona mama ley ga amul lames cungate sax o ɓen kaga fop i seede an na mogo meke men nana mamo leya quoi mam fana ga ɓisidu wa ten anda na an takasi fogame o chinois la re ina min chef du village o te jopil fu ten i ten koy te matuna fu chinois yam fu ngidne te xoytel takasi mais gonum mamadou yo mamadou na ye mamadou lamina na ye te waralu mam fane mais hande i ndokano tan na suno fa lakas fa wana takasi je agoni lakas fa wana i ngoy gan tokuma te ref kuma te bindo hegna i mete bindo hegna koy tokuma fa fo anda ten itam une partie carrière um Diofior a départ i to kaga i ndefna maga aussi ka moƴ ka goɗ yam a nete gatitna bo nete xotti kena fu yaar ne i njanga a saret ndeta maga yaga tiga ɗoma lool il fallait te gat kut ko kut pour a ref a gara geno xa ref mbir kaga besa ndef u to ɓayuɗoma ref u anda ken na a paax i kaga taxu wagimu ley tokumaag fa yam teno hande a maya compe yo ne wona fota est-ce que jega histoire ka wagona netale wa a maya comka yonuma fo ten i commencer tin premier final fe ten ke tax nang insister en final faga ten moƴaxamu marqué ñomu parce que ndeta ndet bo jour faga te warna ma Afrique fu Ablaye Ndiaye ten Ablaye Ndiaye Khadafi deno yoq ñom na Khadafi a ñodor fu Pape Sadax den la ine Khadafi mose presque a wara vida 3 ans 4 ans nene a caf mama gane ye i ngatna on a eu la chance il leyele takasi Khadafi jeg ka ino fop nak ka re una in nda mam ka Guinée o xete maaf ka final ten jala nu nda Khadafi weranu ge re ete waga Khadafi tam gëm doma rew rek i tigaga nak yete maafna a Khadafi affaire ke moƴamu marqué nda jour faga i ndeta ndet bo mbaaj ñom ne bo ses bo mbaru départ o koru maka la ene nu ndetanga to ɓakole ngosun ne refna mudan ne nu ndawiran Mamadou min cafale tina ɗo ken kam ngel ne nu njegte o dara to Mamadou ana mana kla refna i liccan bo o korala ene Diofior mam bo om sax law ine dina kla Diofior ale ye i ngoyitna téléphone o ɓiy to korumala ine i e ngosunna xan sila e woqtan xay sax na taxe su in we o ɓakole mi war uno xotik mi kam war u jal ka koom parce que kam waru jallik yaga jalla Djilor daba den ñom na mais par chance kan départ pour xot ku ɓakole xet fu o xoyte rokiida Djilor a saqidu ɓakole to yaga kay an nele o xena ɓisida ɓakole ware rok Djilor ino nget ndeer Djilor Fimela mi ɓidu ɓakole cooxane jallik sogu soɓka den ñom mama ma fa aki final donc takusan faga a marqué a xam rawatina koy final fe den denu Sidi Djilor Sidi kala yaga a jeg te gu Djilor yaga Sidi itam champion fam maka ref Sidi Djilor a gen kam Djilor non Sidi Douala gen mais Sidi kala ɓang wayegun yaga Sidi itam wax deg champion fa o kino wa genonga ley dara ndeysaan i ngar bo de yoq denen mamin cafake ka ngaso rek boya te yoqateerna a ñof wetando xam ino yeke ndef erna pir sax i ndeta bo Diofior bo ñoxoratel Sidi so a takasi te yoq na caf Sidi poids lourd ida foge takasi ka fiya poids lourd kaga njom ne seko fe Diofior a fi a comme Waly Diorin xa boya xe yoon na fo den fop goya ina ñoxore bo ceen ke den a ɗeg ma xa fi oxe ke fiya poids lourd oxe ke fiya caf de ngasora kon anda in waga soxla ira roga fi koy de ngatir Djilor a comme ga rewa ino sax a ndabina si in daaxle ten to Sidi fu njambarum fu waag njomum ka yoq fu takasi a fe Djilor xade sax Douala nda yengule comme mbir ne comme anda ye ñoom kam fogo fa fela lool ya den ndam tonga kaga buguma rokide ya den ndam tonga kaga jega solo e vraiment in way ngidman content nano ten te ref témoignage ka andoona yee waag e ñak nanda nan fane vraiment parce que a jal leng ka bugoma lamit koy ke ta fina carrière fa mosu fe ta fina a maaf champion ke tena limel fop anna a moof meta moofna a taxu kaga wiin we nandiran waaw anda njom koy ten refu ye
ka laaju momalen ka complexe parce que moment que te wasa njom moment ka ga waru ma fe moment que te sutu njom moment ka ga waru rek nda jafe jafe adna ka bisa o kin lakas tolof fu lakas bo hay ka gine ka waru ma fe njom na ba guerre i nda mi vo wes chaque jour le miten ba o ma fe parce que tigna ge birel ware birel comme ma ga waru day to ten fo ma ande ma ga waru day fata day ma carrière va mosa waaw daga inu en kontaan na wo jërëjëf i jërë ngeen jëf